internet Feeling Dakar dal leen ak jàmm li gën a fës ci boppu xibaar yi bokk na si audio Barthélémy Dias bi nga xamante ni nii dañ koo daal di fësal li ñuy wax rek ni que Barthélémy Dias moomule moom moo wax loolee di yëkkati ay kàddu jëmale ko ci Ousmane Sonko ci li nga xamante ni moom moo ko opposé ak ki nga xamante ni moom moo di Adji Sarr. dinañ wax tamit ci ki nga xamante ni moom moo di Thione Ballago Seck waaye tamit ak dinañ wax ci ñoom Guy Marius Sagna ak ñeneen ñoo xamante ni nii ay détenus politique lañ leen di woowee ñooñee nag tey jii lañu waroon jàkkaarloo ak juge bi. dinañ wax tamit ci ki nga xamante ni moom moo di le président Ousmane Sonko mi nga xamante ni ba tey ci sortie yi nga xamante ne nii wala doxub nemmeeku yi nga xamante ni mu ngi koy def ko ci ay naataangoom. mu ngi koy amal ba tey nañ wax tamit ci ki nga xamante ni moom moo di Bougane Gueye Dany mbokk internet yi li moo gën a fës ci bopp xibaar yi ñu ñëw ci faram-fàcce gi. del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information yu leer Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar. salaamaaleykum internetu Feeling Dakar dal leen ak jàmm ci xibaar yi comme ni ma leen ko waxee woon ca njëlbeen bi rek dañu koy dooree ak ki nga xamante ni moo di Barthélémy Dias maire bu Mermoz Sacré-Cœur moom Barthélémy Dias nag dañoo daal di gis benn audio boo xamante ni nii mu ngi circulé ci réseaux sociaux yeeg site internet yi mu nekk benn audio boo xamante ni moom mu ngi yëkkati ay kàddu jëmale ko ci ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko ak coow li nga xamante ne ni daal dina koy opposé ak ki nga xamante ni moom moo di Adji Sarr ci noonu nag dañuy daal di teewlu rek li nga xamante ni moom moo di boobule audio. Ouais, mais il faut reconnaître une chose. En ce moment, en interne, Pastef a des sérieux problèmes parce que certains cadres ne sont plus d'accord pour que Sonko dirige le projet. Ce qui fait qu'il y a un front Pastef original et le Pastef Adji Sarr. Le Pastef Adji Sarr, c'est ce qu'ils veulent faire croire aux gens que oui, Sonko n'a rien fait, c'est un complot d'État, etc., etc. Mais attends, la majeure partie des cadres conscients savent très bien que le gars, il a merdé, quoi. Il a merdé et puis voilà, quoi. Il faut trouver un plan B avant 2024 parce que sa crédibilité a été vraiment écorché et puis voilà quoi, il ne faut pas qu'on le laisse jusqu'en 2024 nuire à ma situation. Donc le Pastef Adji Sarr, c'est une réalité, hein? C'est des gens qui veulent faire croire coûte que coûte que Sonko est là et encore crédible. Et le Pastef original ne veut pas entendre parler de ça. Il prévoit un plan B en attendant la suite des événements. Ce qui fait que vous allez voir d'ici la semaine prochaine, maintenant ce ne sera pas Sonko et le pouvoir ou Sonko Macky Sall, ce sera un problème Pastef au Pastef, hein, et ça va pas tarder. Il y en a qui sont vraiment décidés d'arrêter Sonko, hein, et qui sont dans le Pastef. Ouais, mais il faut reconnaître une chose. En ce moment, en interne, Pastef a des sérieux problèmes parce que certains cadres ne sont plus d'accord pour que Sonko dirige le projet. gis ngeen audio boobee nga xamante ni nii dañoo daal di wax rek ni que kii di Barthélémy Dias moom moo ko daal di fësal ci noonee nag nee nañu audio fuité la lu mu ci mënti doon tamit dinañ ci ñëwaat ci seeni jotaayu xibaar waaye nag dañuy daal di wax ba tey ci ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko. ak sortie yi nga xamante ni nii mu ngi koy amal ba tey moom nag le président Ousmane Sonko ci week-end bi nag mooy samedi bi gis nañ seeti bi nga xamante ni daal di woon na koy dem daal di woon na koy dem seeti ki nga xamante ni moom moo di Thierno Bocoum nekk ci parti bi di Agir ci noonu nag jot nañu échangeante ay kàddu waaye nag tey ci altine bi ki nga xamante ni moom moo di le président Ousmane Sonko daal di woon na dem seeti ki nga xamante ni moom moo di Dame Mbodj ci noonee tamit daal di nañu waxtaan bu yaatu waaye tamit kii di Dame Mbodj rek moom daal dina yëkkati ay kàddu jëmale ko ci ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko waaye tamit nag ci askan bi ak ki nga xamante ni moo di le président Macky Sall moom Dame Mbodj nag. daal dina xam ne rek ni que moom ak ñi mu àndal leen kese moo leen ñor mooy peuple bi lépp loo xamante ni nii gis nañ ni que peuple bi soxla nañ ko rek looloo waral ñoom ñuy xeex waaye nag faruñu ak Massamba faruñu ak Mademba mu nekk kàddu yoo xamante ni ci tënk rek daan nañ leen koy àndal ci li nga xamante ni moo di boobule ndaje ci diggante Ousmane Sonko ak Dame Mbodj.
ba tax na nag ci li nga xamante ni moom moo di boobule rencontre ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko waaye tamit Dame Mbodj aussi ñoom ñëpp daal nañu évoqué li nga xamante ni moo di détenu politique yi nga xamante ni ba tey jii ñu ngi nekk ca kaso ba ñi si gën a fës nag Guy Marius Sagna, Assane Diouf, Clédor Sène ak ñeneen ñoo xamante ni aussi ñu ngi ci biir waaye tamit ak ñeneen ñoo xamante ni nii ci manifestation yi lañ leen tegoon loxo loolu nag la ñuy daal di exiger ba tey ngir ñu bàyyi leen ci noonee nag dañuy daal di wax ci ki nga xamante ni moom moo di Clédor Sène, Assane Diouf, Guy Marius Sagna. ñoom nag tey jii la ñu waroon jàkkaarloo ak juge bi waaye nag gannaaw ba nga xamante ne nii am na ci ay mbir yoo xamante ne nii daal na ci yees ndax nag ñoom ñooñee daal nañ leen renvoyer waat ba jëmmi jamono ba tax na sax gis nañu avocat bi nga xamante ne nii yëkkati woon na ay kàddu di expliquer li nga xamante ni moo di mbir mi nu mu demee. ci ni nga xamante ni moom moo ñeel Ousmane Sonko nag daal di woon nañu annoncé ni que ki nga xamante ni moom moo di le président Ousmane Sonko dafay dem fi nga xamante ni moom moo di ca Touba dafa daal di am li nga xamante ni moom moo di benn audience ak le khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké waaye nag loolee mel na ni dara amu si ndax nag ki nga xamante ni moom moo di coordonnateur bu Pastef foofee ca Touba moom nag daal dina ci andi ay leeral di wax rek ni que ñoom ki nga xamante ni moo di Serigne Mountakha Mbacké daf leen waxoon rek ngir ñu toog déglu ko te boobu ba tey ci la ñu nekk ci toog déglu boobee waaye nag amul benn ndaje wala audience boo xamante ni nii daal dinañ koy confirmer ci seen diggante ak Serigne Mountakha kon nag information bi nga xamante ni nii l'observateur daal dina koy fësal tey jii rek moom moo di li nga xamante ni moo di information boobee dara amu si ndax nag l'observateur tey jii dafa fësaloon rek di que tey jii dinañ régler lépp ci li nga xamante ni moo di diggante Pastef bu Touba ak ki nga xamante ni moom moo di xalif général des Mourides ndax dafay daal di recevoir ki nga xamante ni moom moo di le président Ousmane Sonko da koy recevoir en audience waaye nag information yooyu mel na ni coordonnateur Pastef bu Touba daal dina démentir yooyu les informations. bu ñu jógee ci loolu nag dañuy daal di wax ci geste bu nice bi nga xamante ni nii kii di Bougane Gueye Dany daal dina koy def jëmale ko ci ki nga xamante ni moom moo di Mamadou Ndiaye Doss ba tax na nag li nga xamante ni moom moo di studio digital bu bees bi nga xamante ni nii rajo Zik FM daal dina koy taxawal rek daal nañ koy jël turbe boobee daal di koy duppee ki nga xamante ni moom moo di Mamadou Ndiaye Doss mu nekk nag décision boo xamante ni nii conseil d'administration bu groupe des médias moom moo ko daal di jël loolee nag dafay marqué li nga xamante ni moom moo di anniversaire de décès bi nga xamante ni nii moom moo ñeel kii di Mamadou Ndiaye Doss mu nekk nag 22 mars 2021 mu nekk 1 an yoo xamante ni nii gannaaw ba Mamadou Ndiaye Doss daal di wujjee boromam mu nekk nag geste boo xamante ni nii kii di Bougane Gueye Dany daal dina koy def mu daal di koy publier ci page Facebook am moom nag Mamadou Ndiaye Doss ñu koy ñaanal rek yàlla yërëm ko te xaare ko aljana ak képp koo xamante ni nii fekk na ko foofu. ba tey ci li nga xamante ni moom moo ñeel rendre hommage dañuy wax ci ki nga xamante ni moo di Thione Ballago Seck moom nag gannaaw ba nga xamante ni nii démb moo doon 8e jour bi nga xamante ni nii gannaaw ba mu génnee àdduna moom nag Thione Ballago Seck démb rek ñu ngi ko doon rendre hommage waaye nag doomam bi di Lamine Nar daal dina yëkkati ay kaddu dañuy daal di teewlu rek yooyu les kaddu. asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum àdduna man Lamine Nar Seck di doom ci Thione Ballago Seck maa leen di nuyuwaat di nga xamal ni vraiment uma seen fay. kontaan naa trop ci ni ngeen taxawoo sam papa waaw gis naa ko vraiment rafet naa trop seen taxawaay te tax ngeen ma gën a fier pour doon sénégalais waaw léegi nag daal xëgam defoon naa fi benn nag vidéo boo xam te ne ci instant bu ma fekkoon la boo xam te ne wax sax mënuma ko woon mais dama forcé rek wax parce que émotion bu ma fekkoon la bon te moi boobu bon j'avais pas les mots waaw wax dëgg yàlla
yéen sénégalais yëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant yéen ñëpp uma seen fay yàlla mi am seen fay yal na leen yàlla fay parce que gis naa seen taxawaay te wax dëgg yàlla rafetlu naa ko waaw léegi nag maa ngi gërëmaat sama rakk sama doom sama xarit Wally Ballago Seck parce que lépp lu ma fa waroon wax Wally Seck waxal na ma ko lépp lu ma fa waroon def Wally Seck defal na ma ko te wax dëgg yàlla frère rassure-toi frère bu ragal dara frère tu peux compter sur moi Inch'Allah fépp fu la Papa Thione féete woon fépp fu la Papa Thione doon taxawoo Inch'Allah man dinaa la ko taxaw donc rassure-toi bul tiit bul ragal maa ngi fi te tam maa ngi lay ñaanal gudd fan ak wér yàlla bàyyi la fi ba ci kanam yàlla wéral la yàlla gëral sa taxawaay franchement oma sa fay frère kontaan naa ci yow trop oma sa fay. ba tey ci li nga xamante ni moo ñeel Thione Ballago Seck dañuy daal di wax ci ki nga xamante ni moom moo di soppem xaritam di Aby Ndour nag moom moomee dañ ko daal di invité woon foofee ci 2STV waaye nag yëkkati na fa ay kàddu moom sax dafa daal di tuur ay rongoñ waaye tamit daal dina wax rek ni que nit ñi di arrêté di fàttali ki nga xamante ni moo di Wally Ballago Seck problème bi nga xamante ni nii daal di woon na am ci diggante Thione Ballago Seck ak ki nga xamante ni moom moo di Youssou Ndour ndax loolee sax nekkul woon problème juste ay malentendu la woon moom Aby Ndour nag daal dina xamle rek ni que nit ñi dañoo war a arrêter à chaque fois rek di revenir ci loolee dañuy daal di teewlu rek kàddu yi nga xamante ni moom Aby Ndour daal dina ko fay yëkkati. mucc na dem leen ngeen tuddal ma te bëgguma kenn nekk fa. keroog tudd boobu amul 10 personnes. kon te man mënuma ko fay. wallaay dëgg la. dina may seet dina may yiir yàggul rek la ñëw ci dëj sama dëju seex. Zakaria ñëw fa ba njaal mi mujjee waxtaan sama soxna ñu ni ñu mais yéen xanaa xam nañ ci dëj ngeen nekk. parce que ñoom Tafa Goudiaby ñoo nga fa woon. ñoom kii Dioum ñoo ñëpp ñoo nga fa woon. retrouvaille la woon. waaw retrouvaille la woon. te waxtaan naa Thione ci Aby ma ne ko Thione yaa ngi woy Aby mais dafa am ay liens yu muy raffermir. parce que sa frère dafa denc grande sœur Aby. mu ne ma li nit ñi di wax c'est pas important ñun li ñuy sentir moo important. c'était un homme fier. du jëw du wax waxu nit. xale bii di Wally Seck këram laa jógee sànq. nañ ko may jàmm. waaw yal na fi yàgg qu'on arrête quoi yal na ko yàlla jàppale. de revivre encore le truc de Youssou Ndour Thione Seck. qu'on arrête. waaw do jot na nag. Thione Seck ak Youssou Ndour man ma grande sœur ki topp ci Youssou Ndeye Sénabou ma penda moo ko njëkk a takk suñu amoon doom jooju mooy mag Wally Seck seen jour réception Ramadan ak Super Étoile ñoo ko tëgg. man maa ko organisé woon. keroog carte yi dañu ko doon jaay caserne Samba Diéry Diallo. waa doom jooju bu juddu woon suñu kër Seck lay sant. wallaahi. Ndeye Sénabou di sëy ak ma penda bokk ak Thione Seck benn kër. nit ku baax Ndeye Sénabou donc benn famille lañu. boobu kenn du moom. Wally nañu ko may jàmm se soutenir ko. ndeysaan. ñàkk baay dafa fort ñàkk ku toll ni Thione dafa fort mu am ay naataangoo baayam yu nekk fii ci réew mi. xibaar yi nag dañ koy jeexalee ak couple bi nga xamante ni nii dafa doon jóge Tamba daal di accidenté loolu nag daal dina am 2 mois ci ginnaaw waaye nag jëkkër ji dafa daal di ñàkk bakkanam ci saa si ginnaaw ba nga xamante ni nii soxnaam soosee moom dafa daal di nekkoon dans le coma soxnaam soosu di woo ci turu Marie Ndiaye moom tamit daal dina wuy ji boroomam gannaaw ba nga xamante ni ñaari weer mu amee ko ay gaañu
ñoom ñaar ñooñee nag gannaaw ba ñu marié woon matul woon sax 15 jours ci noonu la ñu jógee Tamba di ñëw Dakar rek daal di def benn accident ba jëkkër ji daal di si ñàkk bakkanam jabar ji daal di nekk dans le coma ba jabar joojee nag moom moo daal di mujjee wuy ji borom moom fekk ji ki nga xamante ni moom moo di borom këram googee ñu leen di ñaanal nag yàlla yërëm leen te xaare leen àjjana. internetu Feeling Dakar cant ngërëm ñeen na leen li fii lañ ñem ak yéen ci xibaar yi ñu leen di ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di leen jox dig daje ëllëg ak jàmm ci yeneen xibaar.